nuyuwaat leen bu baax dem ba Richard Toll ndax xam ngeen ne tey jii foofa ca CSS di kees di ñu nga xamante ni ñoom ñooy defar suukar di ko jaay itam fii ci Sénégal benn mande boo xamante ni dafa def produit bu ñuy wax éthanol moom moo fa explosé lu ci mën a am jàppal leen ne kenn faatuwu ca kenn amu ca ay gaañu gaañu ñi nga xamante ni ñoom ñu yor war direction générale bi ñu ngi dalal xel yi ne jël nañu matukaay yëpp dañ ki nga xamante ni mooy yor ressources humaines ca CSS àdduna yëkkati na ay kàddu dañ ciy ànd ak Ousseynou Diop. ci Richard Toll benn cuve bu éthanol moo day tàkk ca biir bërëb bu ni mel loolu nag tax askan wi nekkoon ci njàqare ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi nekk ci bërëb bu ni mel ginnaaw réunion de crise bi nga xamante ni amal nañ ko daan nañu yëy yàbbi ci mbir mi jàpp ni jafe-jafe bi am amul benn loraange boo xamante ni andi na ko. lañ doon bañ maintenant bi ñu defee lépp ba mu sotti nag di purger dernière purge yi ci la loolu am donc techniquement mën naa am ñuy suude fenn mu tàkk mën naa am leneen donc yooyu la ñuy xool di ko xayma di ko denc mais dañuy sant yàlla bu baax a baax dellu ci li ñu ko santoon que nit gaañu ci gaañu bu koy wax wala nit am ci bakkan bu rob maintenant nag tell moom bu amee ñëpp danañ tiit entreprise bi dana ko yor mais jàpp ñu ngi sant encore une askanu Richard Toll ba mbir mi amee ñu ci bare tiitoon nañ léegi mënuñ jàpp ni lépp desuwaat na ci jàmm ci fi nga xamante ni mooy compagnie sucrière sénégalaise. tungu ne du teew ñuy nataal ñun dañu nekk boo xoolee fi ñu toog nii dañu nekk ci sunu ci bureau yi laa leen recevoir usine bi mi ngi fii ci biir bureau bi mi ngi fii ci biir usine bi mais mur yi gisu leen lu fi fissuré sunu écran ordinateur yi du ngeen dugg benn bureau gis fu mu fissuré nga xam ne dañ ciy def ay yeneen produits yu bëree bëri comme ni ñuy jëlee bagage bi mu am ci ay yeneen produits yu bëri éthanol noonu la danañ ci defar alcool danañ ci defar ay produits mais du produit booy inhalé ñun ñii ñëpp mais dañ cee dugg du ñii ñëpp kaa du kenn ku sol masque bi. lu ni mel nag indi woon njàqale ci askan wi ñu ci bari sax tiitoon waaye nag ci kàddu Assane Ndiaye bi nga xamante ni moo yore lépp lu jëm ci wàllug direction des ressources humaines jàpp ne ni lépp maîtriser nañ ko te amul benn njàqare boo xamante ni askan wi tey jëlee war nañ ko mën a am. askan woowu bokk na ña dëkkee sa ñànge ñoom nag dañoo tiitoon lool ndax bi explosion yi amee dafa amoon ay dégâts matériels yu baree bari moo tax ñu génn ci mbedd mi mer lool ba futt nag baare taliba lu ñu bëgg ñu ni nañu fa jëlee nu mu gën a gaawee li nga xamante ni mooy usine boobule dañ ciy ànd ak Mamadou Diagne image Mohamed Mbodj. Population en colère, hommes, femmes et jeunes sont tous sortis pour exprimer leur ras-le-bol en barrant la route. Cela suite à l'explosion de la cuve d'éthanol de la compagnie sucrière sénégalaise. Un incident de trop selon ces populations qui a fait autant de... kàllaamay wolof la ñu soxla xanaa bokk ñu daal di dem ci beneen élément laata ñuy ñëwaat ci mbir moomu wax ci li nga xamante ni mooy mbënn mi nga xamante ni am na ci Sénégal taw yu bari yi wadd fan yi nag moo ko waral ñetti nit ñoo ci faatu bokk na ca benn gone goo xamante ni juróom-ñeenti weer rek la am ña nga dëkkee fële ca Caaroy Amdalaay 1 ñoom nag Amdalaay 1 ñi ngi ñaawlu li nga xamante ni am na fa ndox ma nga ca quartier ba fees fa dell bi ñu fa demee fekk nañu sax néeg yoo xamante yi itam ndox ma da caa dugg fees fa dell ñoom nag li ñu wax mooy ne système évacuation moom moo fa amul Pape Fara Ñing lañ ciy àndal ak Abdoulaye Anne. ba léegi dafa jaaxle daal di sëngam moom mi di maamu gone gi mënatula téye nag lii di ay rongañam gannaaw ba nga xam ne sëtam bi am juróom-ñeenti weer daal di daanu ci biir ndox mi yaa ji moom ba léegi mbir mi daka ëlëm. ma ko bootoon ñi nga ci ba mu yàgg ma jël ko wàccee ko ma gis ndox bi ay 4 heures man ndox ba léegi génneegul ci kër gi léegi xaaral ma jël xale bi tëral ko ci lal bi ma dugg ci biir fa ma ko tëroon ci kaw la bi nekkul foofu ma dugg ne allahu akbar ma wiiri dem côté bi boor armoire bi ma xool ñëw def ni parce que sama néeg bi dañoo coupé disjoncteur bi néeg bi dafa lëndëm tëjuma palanteer ma làmb sama loxo nii ñu fekk ko ci biir ndox mi ma yëkkati ko ma ne laa ilaha illa leena daa naan ci ndox mi ma génn ne sama dëkkandoo bi xale bi naan na ndox mi sama dëkkandoo dama ban ndox daa mbëkku ma ne ko mbëkkuwul xale bi daa daanu ci ndox mi rek sama rakku jëkkër bi jël xale bi këf ko daw yóbbu ko dispensaire ba léegi nag abay boor 6 heures yooyu ñu soog a ne ma xale bi daa gaañu. néeg yi ba léegi nekk ci biir ndox yi quartier bi nag ni mu mel doy waar askan wa dëkkee ca Caaroy gaar nag ñu ngi laaj ndimbal. ndox mi sonal nañu torop ñun population bi sonal nañu suñu kër yi fees nañu
ñu dimbali ñu Macky Sall ñu dimbali ñu ubbi buntu camp bi ndox mi di fi jaar ndax ñun sonn nañ torop caare yëpp inondé na. ndox mi daal xanaa ku ñu mën a ngacc defal manque pompe daal mu ngi ngacc wala defal ñu canalisation pour ndox mën a jóge ci koñ bi rek bu amee rek baax na. ñi nekk nag ci gox-goxaan bi di mairie bi nee nañ jafe-jafe bi ñu am ñàkk fi nga xam ne fa la ñuy yóbbu ndox mi moo leen ko indil. doonu jàppante ak ñoom démb malheureusement ba yàlla suñu borom def na ci jàmm parce que le maire ñëw na. à notre grande surprise vers 18h ci lañ ñu woo xamal nañu ne au niveau de Amdalaay 1 militaires yi tëb nañ camp bi wàcc ci population bi jël seen i paaka dagg flexible mooy raakol yi nga xamante ni mu doon évacuer ndox mi dem ci biir terrain Mesere ak terrain Rakkaaj. ci camp bi la ndox mi war a aw xale yi neen dañu dugal ndox mi militaire di jóg taxaw ndox mi sonal nañu torop ñun pëp. ruuteeg gone gi ñàkk bakkanam askan wa dëkkee ci Caaroy Amdalaay 1 ñu ngi dund jafe-jafe yu métti métti ndax li nga xam ne mooy taw yi fi am fan yi li ñuy laaj sax mooy ndax plan Orsec ba léegi mu ngi am ci réew mi. ñeneen ñaa ngi laaj ndax plan décennal bi nga xamante ni président Macky Sall moom moo ko fi indi woon bi mu ñëwee 2012 2022 mi ngi waaj a jeex ndax am na njariñ ndax nag dem nañu cité des eaux fekk nañ fa ndox mu baree bari askan wa nee nañu nañ def évaluation moo wax ni xaalis bi fii la jaar ndax nag ñoom dafa mel ni yëguñu ne dugal nañ ci ay milliards ndax dañoo dëkkeek ndox mi te sonn nañu lool lu ñu bëgg mooy ñu ne nañu auditer xaalis boobu fan la dugg laata ñu indiwaat beneen plan dañ ciy ànd ak Jaafara Ba ak Alhassana Ba. saa yu ñu xëye ci fan yi ñu génn ak taw yu metti yi ni la ñuy yendoo tey ji ñoom ñoo nekk di génne ndox mi ci ëttu kër gi fees dell ba yàq ay matériel du ñoom képp ndax askan yu bari fi yeewoo fii ci cité des eaux lii la ñuy dund seen biir kër yi Mati Dieng dafa dem ba sonn ci situation bi te nee na du sonn di samp ay laaj fan la ñu jaarale milliards yi nga xamante ni ñoom la ñu dépensé ci plan décennal de lutte contre les inondations. doy na waar jaaxle nañu wax dëgg yàlla milliards yi ñu def ci mbënd mi dañoo xamul fu mu jaar jël ay milliards def ko ci mbënd capital bi mel nii ku dem baale du jar a wax Macky Sall dañoo aman ci yow yaakaar jël suñuy carte sànnil la génnal nga yónni say ministère boo mënta génn xool askan wi milliards yi nga def ci mbënd mi ki nga ko jox mu wax la fi mu ko dugal ndax lii kat doy na waar ndox mi nag ndoxum yàlla sunu borom a ko wàcce waaye solution daa war a am. boo demee ci biir yenn kër yi ay moto pompe électrique la ñu jënd donte sax seer na waaye situation bi moo ko laaj délégué de quartier bi ak yenn ci ay volontaires yu dëkk ci biir cité bi saa ñu xëyee dañuy nekk di teg ay pexe ngir jàppale askan wi ci jafe-jafe yi ñuy dund. yooyu yëpp ay photo yu ñu génn la yii yëpp mu ngi ne boo leen ko filmé di ngeen ko gis sa buntu kër yi xool leen saak la ay saak saal yeeg néeg yeeg yëpp nii la mel yëpp ak ñëpp ak gannaaw yëpp sax dañu gàddaay. daanay taw ndox mi di wàcc di dem daawuñu sonn mais cette année moom année bii moom métti na fu métti yem def na ko c'est que nag président lu mu mën def na ko mais ñi ni jaaralee xaalis bi seen loxo ñooy def lu leen neex. jox ma xaalis te may plombier nga ne ma daajal ma lal loolu du sotti loolu mënul nekk ku si nekk da nga koy jeex métier bi mu jàng ak métier bi mu xam mais nag su fekkee nañ leen bedd nag jox fële jox ko yaa ma neex sama frère la entreprise la sama goro la ak yu demee noonu pour suqaliku kooku mën a dem te moom li xam-xam bi mu si war a am amu ko si defu ko si loolu du doxal réew. président Macky Sall annoncé weneen plan décennal de lutte contre les inondations moom maire bu Jëppal ne li ni mel ëlëm na ko ndax balaa ñuy teg beneen plan war nañ fexe ba xayma plan bu njëkk biñ jotoon def. wax nañu ni dépensé nañu 766 milliards pour saafara mbir mi mais milliards yooyu fan la dugg lan la def man dama jàpp ni alal ji toll noonu la njàqare mi ni toll ndax tey jii booy xool lañ ca def donc mënuloo gis ni lii mën na tontu 766 milliards gisuma ko ndox mi demul dikkul fa ñu yaakaar ni sax ndox ma dootu fa taawati tey la wàllu gën a ay. askan wi ñu fekk fii ci cité des eaux lu ñu bëgg mooy ñu évaluer d'abord plan décennal de lutte contre les inondations waaye itam ñu wutal leen ay saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund.
mu mel ni évaluation boobu askan wi di laaj du am ndax nag président de la république xam ngeen ko ma nga ca benn sommet boo xamante ni sommet africain la gannaaw nag ndaje ma yëkkati na ay kàddu ci mbënn mi nga xam ne am na fii ci Sénégal nee na bu soobee yàlla bu ñëwee rek dina xaatim beneen programme décennal bi nga xamante ni moom la ñuy xeexee mbënn mi bu ko defee yenn gox yi nga xamante ni ndox maa nga fa ñu mun koo saafara nu mu gën a gaawee te itam nag nee na nañu moytu di tabax ci zone yi nga xamante ni foofu ndox maa fa moom dañ koy déglu moom président Macky Sall ci micro Sara Cissé ak Missane Ndoye. Le second plan décennal. su ma nee ñaareelu plan décennal jëm ci xeex li di mbënn mi dafa fekk ni am na ab plan gu njëkk koo xam ni évalué nañ ko ba pare xayma googee ñu def ko moo xam ci koppar giñ ci dugal ak liggéey yiñ ci jot a amal muy ouvrage yi waaye xam nañ ni bi réew mi am na ay bërëb yu laaj ñu taxaw ci aménagement yiñ ci war a amal rawatina bërëb yi nga xam ni ndox mi da leen di sonal programme bi ñu amal nag lu toll ci juróom-ñaari téeméeri milliards suñu koppar def nañ ko ci benn milliard gu teg ñaari téeméeri million ci dollar daanaka lañ ci def muy boo xoolee téeméeri goo jël juróom-ñeent fukki yi def nañ ko ci laataa weeru décembre gii nag dinaa jiite ab conseil présidentiel goo xam ne dinañu valider plan décennal gu yees gii ngir jublu ci yeneen i bërëb ya nga xam ne nii bokkuñ woon waaye may wax rek ni dañoo war a dakkal suñu dëkkin xool ni ñuy toogee ci ay bërëb moytu bërëb ya nga xam ne ni dafa suufe lool nga xam ne ndox mi saa su taw amee day sonnal ña fa nekk tant que ñu ngi continuer di dëkkin noone ay jafe-jafe duñ ci génn. Tant que nous continuerons ce phénomène, les inondations seront toujours. lu ci mën a am dañuy wax leneen mooy mbir ma xaw Kédougou soxna suñuy wax Doura Diallo génn àdduna ñu tegoon ci loxo nag ñi nga xamante ni ñett lañu ca waa kër docteur foofa tey nag jàppaleen ne juge d'instruction ba daal nañ leen bàyyi ñu ñibbi ci seeni kër ñu ndax nag waaye nag dañ leen placé sous contrôle judiciaire maanaam dañuy jël seeni këyit seeni passeport duñu mën a génn ci réew mi te juge bi joxu leen autorisation bokk na ca ki nga xam ne moom mooy médecin gynécologue ba ak itam infirmier ba ak anesthésiste ba lu ñu leen di toppee moom mooy homicide volontaire maanaam rey ci li ñu tey bébé ba rey itam ci li ñu teyul ki nga xamante ni moom mooy Doura Diallo lu ci mën a am ñaar fukki fan ak benn bu ne dinañ dem présenté wu ca juge d'instruction ba instruction nag bu ñu ko déggee mooy dañuy enquête ba xam mbir mi lan moo ko indi dañu ciy déglu maître Mouhamed Malal Bari yor kàddu pour avocat yi nga xamante pour avocat yi défendre yi leen di défendre ci micro Ibrahima Diabakhate. tey nag bi ñu ñëwee ci kanamu juge d'instruction bi yàlla def na ci jàmm placé nañ leen sous contrôle judiciaire ñoom ñaar ñi gynécologue bi ak anesthésiste bi liñ leen di toppee moo di que dañu faat bakkan bi nga xam ne ñoo ko tey muy bébé faat tamit bakkan bi nga xam ne mooy yaayu bébé bi ci tayuñu ko muy ñaari inculpation ki nga xam ne mooy assistant bi Diabakhate moom ñu toppee ka ni daf leen jàppale comme complicité mais yàlla def na ñoom ñetti ñëpp ñu placé leen sous contrôle judiciaire maanaam dañuy ñibbi war di dellu si nag di di signer chaque 21 jours ci kanamu bureau juge bi gam saa nag enquête bi mën a commencé li ñuy wax il bénéficie de la présomption d'innocence l'enquête va moom mooy wax nag ndegam ci biir def nañu dara wala defuñu dara ils sont coupables ou ils ne sont pas coupables voilà. mbir moomu sax moo tax SAMES di syndicat bi ëmb docteur yi daal di décréter ñaari fanu grève li ko dooree tey jii bu ñu demee nag wala ñu des ci Kédougou dem nañu ci kër docteur ya fa ne gis nañ ne mot d'ordre bi daal di nañ koy respecté bu baax a baax bu weesoo accueil baak urgence ba ñi nga xam ni dañ leen a waroon a césarienne ca Kédougou dañ leen a yóbbu Tambacounda diggante Tambacounda ak Kédougou nag xam nañ ne ëpp na ñaari téeméeri kilomètre dañ ciy ànd ak dañuy dem Kédougou fekk fa Ibrahima Diabakhate. sanitaire yi Kédougou Salémata ak Saraya système sanitaire bi am na ay jafe-jafe ginnaaw urgence yi benn service doxatul lépp taxawndikoo. Actuellement au niveau du centre de santé service urgence kese mooy dox donc urgence yi rek la ñuy recevoir fi mu ne nii ay pansement ay vaccination yooyu yëpp tëj na. donc service d'urgence yi la ak malade yi nga xamante ne dañ leen jotoon hospitalisé ba pare ñooñu aussi dañuy continuer si bu ci weer rek après ñu exécuté la mais fi mu ne nii urgence kese mooy dox. gynécologique malheureusement comme ni nga ko mën a constaté déjà équipe bi yëpp dañ leen yóbbu en garde à vue donc foofu moom déjà je pense que procureur moo def lu ko neex donc moo tax fi mu ne nii daal arrêté nañ yëpp par rapport à la gynéco malheureusement mënuñ ci dara.
baax. benn patient bi ñu rencontré fii ci centre de santé bu Kédougou mu ngi inquiété wu ci état de santé am. ñun dañu opéré depuis jeudi passé mais léegi maintenant ça fait une semaine ñu ngi ñëw pour def pansement tey mooy sama 5e jour pour ma def pansement mais ba tey nanguwuñu liggéey quoi. te dafa dem ba affaire bi dafa mel ni dafa commencé infecté vraiment sonn nañu jàppale parce que mënuñu xotti suñu yaram ba pare ne duñu faj. jigéen ñi wanduloor ñi war a amee césarienne d'urgence ñëpp la ñuy évacuer fale ci Tambacounda ndax Kédougou amagul ba tey médecin anesthésiste am na ñenn ci jigéen ñi yooyu bi ñu leen di évacuer ñuy amaale doom ci biir parc national bu Niokolo-Koba fu mu nekk nii bari nañu ay malades yi opté service santé militaire yi nekk ci biir 34e bataillon d'infanterie bu Kédougou. association bi nga xamante ni moom moo ëmb ñuy jaay fruit fii ci Sénégal ñi ngi ñaawlu nag bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ne ñi ngi koy jànkoonteel ak douane rawatina waa eaux et forêt nee nañu camion bu nekk dina fay 200 000 francs diggante Mali ak Sénégal ñoom nag nee nañu autorités yi dafa mel ni dañoo toog rek di leen seetaan amal nañ ci wàllu wi assemblée générale Abdourahmane Diallo lañ ciy àndal ak Mamadou Gueye. baana yu nekkee ci Sénégal di wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel bu ci njëkk ñuy fàttali ni douanier yi sonal nañ leen. mangue ou bien orange ak madd yëpp daawuñu ko dédouané léegi di nga ñëw dikkee di douanier ba ci egg nañ ci 200 000 francs yoo xamante dañ koy jox douane ca Linkri nga jógee fa nag mu mel ni douanier bi nga xamante ne agent douane bi nga xam ne moom moo la defal quittance moom bokkul ak agent douane bi nga xamante ne moo ne Tamba mel na ni bokkul ak ki nekk Koupentoum mel na ni bokkul ak ki nekk Koungheul mel na ni bokkul ak ki nekk Kaffrine boo ñëwee ba Kaffrine ñu ne la yow kii kat quittance bi ma la defal baaxul. baana yooyu di xam le ni tamit lu wuteeg douanier yi eaux et forêt yi ñoom it kenn demul ñu des. eaux et forêt yi aussi ñu dimbale ñu da ngay jóge Mali ñu ne lii da ngay yëpp dànq saako dànq ñu ne saako yi mat na 80 kilos par exemple ñu ne nañ ko calculer ñu posé ko def ko 75 wala 77 kilos 3 kilos yi nañ ko def taar wala 2 kilos nga yer 500 saak nga dee wàññi lépp def dagal forêt lépp nga ñëw ba Kaffrine ñu ne la non saako bi ëpp na 77 kilos wala 80 kilos. ñoom ñooñu sax di ñaawlu nguur gi ni nga xam ni faratalul seeni mbir. état bi joxuñu benn yoon ci li nga xamante ne mooy suñu sañ-sañ wala suñu yelleef ci biir réew mi te ñuy contribuer lu bëree ci réew mi donc loolu moo tax ñu ne tey jii ne dafa jot ñu daje nekk benn bloc ànd li nga xamante ne war nañ koo jot ci réew mi te yeneen réew yi ñu ko fay am ñu jox ñu ay cër yu bëree bëri. baana yooyu ab assemblée générale la ñu amaloon ci Mbour ñuy xamle ni seen kuréel googu lu jege 1 million doomu aadama ñoo ci ne. grande muraille verte bi ñu koy wax ba léegi gisaguñ ko waaye nag grande muraille verte bu ñu koy wax moom mooy projet ba nga xamante ni dañu ko fee bëgg a samp ngir xeex wàllu désertification ci Sahel bi di projet africain boo xamante ne daal dañu bëgg a fexe ba désert bi du avancer nu mu gën a gaawee président Macky Sall yëkkati na ci itam ay kàddu foofu mu ne wax ni dinañ ko soxaliwaat jàpp nañ ne am na yéexte bu métti dinañ ci dugal mu ne lu toll ci 20 milliards ak ñett ci milliards ci wàllu dollar dañu koy dégluwaat moom président Macky Sall ci micro Sara Cissé ak Missando yi. La grande muraille verte a été. grande muraille verte dafa nekk ab projet goo xam ni africains yi ñoo ko nas bu nekk loo xam ne ni ab bande la yaatuwaayam toll ci 17 kilomètres jóge Dakar dem ba Djibouti. lii mu doon projet goo xam ne nas nañu ko laata ñoo amel sommet bi ñeel climat ca Paris kon ñu wax rek ni africains yi dañoo teel a engagé wu xam bu baax la leen war ak seen taxawaay ci fànn bi lépp ngir ñu gën a aar suñu dëkkuwaay yi waaye aar lii di planète bi. dëgg la am na luñ ci jot a def ak i jafe-jafe waaye tey ak plaidoyer Union africaine 51 réewam jot nañu taxawal agenda bi nga xam moo jëm ci grande muraille verte boobee. mu law ci biir continent bi waaye dem tey ba àgg ci àdduna sépp ak One Summit Planet bi ñu amal yàggul dara ca Paris jot nañu finaliser financement programme bi nga xam ni toll na ci 20 milliards ak ñett ci dollar tey jii mën nañ ni am na lu toll daanaka ci xaaj bi ñu jot kaa dajale dañoo bëgg nag dajale 23 milliards yooyee lépp ngir liggéey ba ca war lépp ñu matal ko. Nous voulons que la mobilisation de 23 milliards
soit effective. dellusiwaat fii ci Sénégal dem rek ba Simbanding Brassou nekk ci département bu Goudomp foofu nag ñoom daal dinañuy former seen ay élus locaux ci wàllu fiscalité ci wàllu marché ci wàllu foncier maanaam suuf si lu ñu ca jublu mooy conseillers municipaux yi am xam-xam ci wàllu gouvernance locale dañ ci ànd ak Bakary Konté ak Khali Diémé. pour nag commune bu Simbandi Brassou mun a am gestion bu baax loolu moo waral ñi daal di tàggat élus locaux yi nekk fii ci diwaan bi ñoom nag bénéficié wu nañu benn session de renforcement de capacité docteur Lamine Koté mooy maire commune bu Simbandi Brassou. formation bi li ko waral mooy dañu constaté ne bi fi ñëwee ba léegi que la plupart du temps les conseillers formé ñu leen bu baax si wàllu conseil wàllu municipalité te loolu problème la. moo tax dañu jàpp ni il faut que vraiment ñu xool comment on va former les conseillers maanaam li ñu war a def pour que au moins conseil aussi ñu xam le minimum si wàllu développement local si wàllu fiscalité si wàllu foncier au niveau des collectivités moo tax ñu def formation pour au moins jàppale leen en même temps aussi jàppale commune parce que le maire aussi mënu def lépp. il faut aussi que le conseil les conseils ñu xam le minimum su ko defee moom lépp lu mu bëgg a def mun na ko def avec le concours de ces conseils. gouvernance locale budget fiscalité foncier ak marché public nekk na ay modules yoo xamante ne Abdoul Aziz Daba Kébé professeur agrégé en droit public ci université Cheikh Anta Diop Dakar moom nag la daal di présenter élus locaux yi. initiative bu baax la parce que transparence mooy indi nga ne kaay leen ñu xool nan la ñuy yore transparence moo wund loolu te xam nga l'état du Sénégal dafa nekk ci benn stratégie de développement bu ñu tuddee PSE te boo xoolee PSE qui est le référentiel xam ne moom ci la ñëpp di sukkandiku pour doxal gouvernance daf ci am solo gouvernance mooy yorin alal bu cet yorin koo xam ne dina fexe ba nit ñi ñu am ab tawfiix loolu nag boo ko bëggee da ngay woo ñi nga seqal liggéey bi ngay leen budget bi kat nii lañ koy voté budget bi nii lañ koy élaboré recettes yi lii lañ ci xaar dépenses yi lii la. donc initiative bu am solo la. docteur Lamine Koté maire bu Simbandi Brassou dina wëyal initiative yi mel nii loolu nag pour commune am daal di développer si nu mu gën a gaawee. xam ngeen ko démb lañ doon defee élection élus yi nag doon fal ñi nga xam ni juróom-ñett fukk lañ toll ñu war leen fal ci haut conseil des collectivités territoriales mu mel ni Benno Bokk Yaakaar moom moo gañe lépp waaye nag tey jii dem na lañ leen si gox bu mel ni Thiès ak Tivaouane Thiès am nañ fa ñett toogu Tivaouane naka noonu ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo fa toogal waa Benno Bokk Yaakaar di ko rafetlu bu baax Cheikh Anta Diop ak say Latir. ci département bu Thiès Benno Bokk Yaakaar moom moo jël raw gàddu gi ñetti sièges yi ñu leen jagleel ci haut conseil des collectivités territoriales ñoom ñoo ko jël kii di maire ab Kayar di Alioune Ndoye Fat Sène bu Touba Toul ak Ndeye Mbeng bu Notto Diobass ñoom ñoo war a toogal département bu Thiès ci haut conseil des collectivités territoriales ñi voté woon toll ci 557 Benno Bokk Yaakaar am 541 voix docteur Pape Amadou Ndiaye teewal Benno Bokk Yaakaar rafetlu nga ñaay li ñoo xam ne bokkuñu ci Benno Bokk Yaakaar ñëw nañ voté si loolu lépp pour wane ne que kon vraiment loolu c'est une réussite ñi fa jël ñëpp macha allah am nañu expérience maanaam yàgg nañu liggéey ci collectivités territoriales yi suñu demee foofu ca penc boobu nga xamante ne ndaw réew mi la dinañu mën a défendre bu baax li nga xamante ne moom moo leen fa teg. ci Tivaouane nag ñu gis ne Benno Bokk Yaakaar am na 420 voix jiitu waa doomu Tivaouane ñi nga xamante ne am nañu juróom fukki baat ak ñaar Mamadou Diagne Sy Mbengue moo toogal Benno Bokk Yaakaar foofee ca Tivaouane. ku gis li fi xew xam ne suñu taux de participation réussir nañ ko. élection yi xëy na tànn nañu ñaari nit muy Moustapha Sylla ak Diakhou Ndiaye waaye na mel ni ñun ñëpp la ñu tànn. ñu gis ne ci département bu Thiès Benno Bokk Yaakaar amul woon kenn kum doon jàkkaar lool ndaxte opposition bi dañoo boycotté woon waaye ci Tivaouane coalition Benno Bokk Yaakaar moo doon jàmmarloo ak ay ndaw yu dëkk Tivaouane bokk ci kuréel gi ñuy wax doomu Tivaouane. Cheikh Anta Diop gërëm la bu baax ak say Latir gërëm leen yéen itam ci kanam tuuti le journal de 20h Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop dina fi teew jërë ngeen jëf.